ñu raxas loxo yi te takk masque yi soo ko amul mën nga utiliser mouchoir ñu moytu mbedd mi ak xeetu ndaje yi mën na dawal jàngoro bi dafa gaaw de ñu moytu joxe sunu loxo yi ak ndaje yi nañu saytu sunu yaram ba mu tele ñu moytu corona feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona yegsi na feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona ñu dajaxal nañu feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona yegsi na feebar bu bon bi dafa dugg sama réew corona ñu dajaxal nañu feebar bu bon bi dafa dugg sama réew. mbokk yi xaritu téléspectateurs yi am nañu mbégte ak contentement bu mag dikkaat ak yéen ci beneen reportage comme niñ leen ko diggee woon ci reportage bii di weesu noonu lañ ko fesee na wéyalee daañu ànd ak yéen ñaari ay bés yu nekk def le point waxtaanee li nga xamante ne moo di Covid 19 di jàngoro jooju nga xamante ne mi ngi law ci àdduna di indi ay jafe-jafe ban njeexital la am ci économie ban njeexital lay am ci dundinu askan wi yooyu yëpp ay waxtaan la yoo xamante ne boo ñu toppee dina leer. jàngoro ji di Covid 19 ma ngay wéy di indi njaxare ak tiit ci askan wi moo xam Europe la moo xam Afrique la moo xam États-Unis la rawatina États-Unis jamono yi ñu toll jàngoro bi ma ngi fay def ay njombe di faat ay junniy doomu aadama tëral ay junniy doomu aadama rawatina communauté bi nga xamante ne moo di communauté guinéenne ba faree ca New York am nañu njaxare ak tiis parce que lu toll ci fukki nit ci seen communauté boobu ñàkk nañ seen bakkan gannaaw ba ñu amee doomu jàngoro bi fi ñuy waxee ak yéen lu toll ci 1 359 398 doomu aadama ñoom ñoo amee doomu jàngoro bi ci àdduna si yëpp lu toll ci 75 973 doomu aadama ñoom ñoo loru maanaam ñàkk seen bakkan ci doomu jàngoro bi waaye nag lu toll ci 291 991 doomu aadama ñoom ñoo mucc ci doomu jàngoro boobule di Covid 19. lii di jàngoro ji di Covid 19 mi ngi wéy di indi ay jafe-jafe ci économie mondiale bi rawatina industrie automobile ab gëstu bu yaatu di wane ne ci ñaar fukki dëkk ak juróom-ñeent toftal ci dëkk bii di Turquie dinañu dem ba yegg ci 57% de baisse de production maanaam jënd ak jaay oto dina wàññeeku bu baax mu nekk secteur bu nga xamante ne fi ñuy waxee ak yéen mbas mi laal na ko bu baax a baax. tey nag ñu am mbégte ak contentement bu mag nara ànd ak ki nga xamante ne moo di son excellence monsieur Amadou Diop di ambassadeur bu Sénégal ci Belgique daañu ànd ak moom ci waxtaan wu yaatu def le point dinañu waxtaanee taxawaayu sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Benelux par rapport ak mesures yi nga xamante ne jël nañ ko muy confinement ak yeneen muy les mesures barrières ngir xeex ak li nga xamante ne moo di doomu jàngoro bi ngir mu bañ a law dinañu waxtaan ak moom ci mesure bi nga xamante ne président Macky Sall jël na ko ci dimbalee ñi nga xamante ne ñoo di diaspora bi lu toll ci fukki milliards ak ñaar yu toftal juróomi téeméeri millions yooyu yëpp ay waxtaan la yoo xamante ne boo ñu toppee dina leer ak ki nga xamante ne moo di son excellence monsieur Amadou Diop di ambassadeur bu Sénégal fii ci Belgique. jërëjëf ci ñëw bi nga ñëw boo xamee ne ñëw bu rafet la ci contexte buñ ko waxee bu jafe moo tax loolu gën na wane sa mérite ndax ci contexte bi nga ñëw xalaat en tant que sénégalais patriote ñëw saafonte taseeg waa ambassade bi ak ambassadeur bi fi toog réewu Sénégal loolu cër bu rafet la te jox nga ma nag occasion fi mu ne ma mën a waxtaan ak askanu Sénégal bi nekk fii ci juridiction bi muy waa Belgique ak waa Luxembourg maa ngi nuyu ñëpp ci tur seen sant di leen massawu ndax ni nga ko waxee xew-xew jamono bi ci yëngu at virus bi yëngal àddina te ci biir loolu tamit occasion la bu ma nuyoo tamit ziyaare leen ñëpp encourager leen féliciter leen ci seen taxawaay ci seen respect des usages de la réglementation
et des dispositions yu ñu tëral ci réew mi fii ci occasion événement boobu. élan de solidarité bi mi ngi juddoo tamit ci ñu bari ñu jóg ki ci jiitu ndax moom mooy président de l'association des Sénégalais de Belgique moo ëmb ñëpp dafa tëb def spontanément dans un sens patriotique ce devoir d'élan parce que comme ni ñu ko waxee at mesures yi ñu jël confinement yi dina am ñoo xamee ne seen fit dinañ am coono donc ñoom ñu jóg pour dimbali ñooñu ci coono yi donc tudd nga association des Sénégalais de Belgique tudd dinaa ci tudd ay daayira yoo xamee tamit daayira yi jóg nañu ñoom tamit bàyyiwuma benn daayira jóg nañu pour dimbali askan wi ñooñu nekk ci jafe-jafe yi dina am ñoo xamee nag tamit bu ma jox ak ñoom parce que toujours dañuy waxtaan ci ni muy doxalee bugguñu sax ma wax seen tur te ñi ngi def lu rëy di jàppale ci askan wi am na kenn koo xam ne sax xam naa du bëgguma tudd turam ma nga Charleroi Mbay Sarr la mi ngi dimbali te yàlla rek tax ak ñeneen ñu bare. Il faut le saluer ce devoir là mais il faut aussi l'accompagner ndax kat lu ñu wax ne lépp lu baax lu ñu war a def lépp lu war a taxaw askan wi loxo Sénégal te ñun ñooy fii loxo Sénégal ambassade bi munu cee jóg waru cee jóg ba looloo waral ñooñ ñëpp bi mu waxtaanee ak ñoom diisoog ñoom laa ne ala kulli al am na loo xam ne mënut a ñàkk am na mu ne lu mu néew ambassade bi dina ci dugal loxoom parce que loolu wareef la que ñu jàppale leen que ñu accompagner leen. président li mu doon def njëlbeen avant ci diaspora bi bii ci situation bi taxaw na ci taxawaay bi ba def annonce su 12,5 milliards def naa ne loolu cër bu rëy la yërmande ngi ci jàppale ngi ci responsabilité ngi ci wane ne daal askanu diaspora bi am na nu ñu taxawee et taxawaay boobu laaj na ñu jàppale leen donc loolu mooy li ñu annoncé ci montant bi il faut le saluer wante ni nga ma teg ne ma léegi noonu lan lay demee nan lay tëddee ak nan lay àggee loolu yomb na ndax ni ñu ko waxee loo gis rek dafa am yoonam état dafa am yoon bu ma waxee état yi am na yoon ñun ni ñuy fonctionner ambassade yi dafa am yoon ci la ñuy tegu te li mag ñi wax ne kuy tegu ci yoon defe naa ne wàcc yoon mooy indi accident donc yoon wi lan la wane ñun ci ni ñuy fonctionner nee nañu président moom mooy déterminer politique extérieure du Sénégal moom mooy loolu la constitution bi jox buy définir la politique étrangère du Sénégal moom bu ko définir tamit am na koo xam ne moom lay jox teg ko ci loxoom pour mu doxal ko ci foofu la ñu xam ne le ministre des Affaires étrangères conduit la politique extérieure du Sénégal c'est le chef de la diplomatie ñun ñi ci topp nag toujours ci yoon wi ñun les ambassadeurs les consuls généraux ñun donc daal ñu ñuy tuddee la représentation diplomatique à l'extérieur ministre des Affaires étrangères daf ñuy jox instruction nañu lii la président bëgg doxal leen ko nii ak nii ak nii ba ci biir loolu ñu ngi xaar ñun ministre étrangère nu mu gën a gaawee loolu laay tuddee la tutelle ne ñu kat ci fond de la diaspora ak donc le ministre des Affaires étrangères en rapport bien sûr ak le secrétaire d'État chargé de la diaspora de l'extérieur ak toutes les structures en tout cas la tutelle qui est au Sénégal dinañu jox le moment venu wan ñu ne kat yëf yi nii la tëddee nii lay demee bu boobaa bu accès ci ñun ñu def suñu wàll nu mu matee wàll wi mooy dinañu ñëw xool nit ñu ko waxee ñu jaaree noonu foofu yëgalee ko noonu askan wi ba nga xam ne ñi ko war a jot ñi ko yelloo dinañ ko jot nu mu ko war a jotee tamit suñu liggéey parewul ndax buñ la joxee responsabilité ne la defal lii defalee ma ko nii loolu mooy wàllu tamit képp ku ñu jox représentant da ngay ñëw rendre compte ki la jébaloon loolu bon bokk ci biir loolu
li ñu ko waxee loolu lu yëngu rek coow du ñàkk wande yoon waa ngi fi te defe naa yoon wi moom xàll nañ ko ba noppi ñun duñu am lu dul ñëw jaar ko pour mottali ko nu mu gën a gaawee ak nu mu gën a rafete ci communauté sénégalaise bi fi nekk am na ñoo xamee ne sant yàlla ñoom ñi ngi suturlu ba ñooñu d'ailleurs sax xaar ñu ku leen di dimbali ñoom ñoo ñooy dimbali ñu koy wax léegi ba ñooñu déjà ci li ñuy am ak ni ñu organiser woo bii amee nga xamee ne am na quelques éléments yoo xam ne jar nañoo dimbali yëkkati nañ seen loxo di ko ci dugal am nañu tamit aussi il faut saluer mesures yi nga xam ne dëkk bi ñu nekk ñu ngi koy def ci nga xamee ne ñu ngi fi ci dëkk bi am na yow boo ko xamee ni ñuy wax CPAS ñoo xam ne bu dul dara di dara bu amee jafe-jafe dinañ leen am luñ leen teg seen loxo. mais nag comme ni ñu ko waxee n'empêche que dina am ci communauté bi ñoo xamee ne duñu jot ci amuñu salaire wala situation bu stable bu leen mën a permettre ñu mën a suturlool seen bopp am na ñoo xam ne tamit duñu jot ci CPAS bi am na tamit ñoo xamee ne duñu jot ci contrepartie bi nga xamee ne gouvernement belge dina ko def pour ñëpp ñi nekk ci territoire bi est concerné ñooñu donc jar nañu bàyyi xel ñooñu nag ci la ñu bokk ñooñu dama leen ni encouragé dama leen ni wax ne nañu gën a muñ ndax àddina lu neex a fi nekk ak lu naqari ñu ngi traversé phase bu naqari te phase boo xam ne naqari bàyyiwul kenn ba ci biir loolu ñoom mesure bu ñëw la boo ko suivre actualité bi fii en Belgique avec bi ñu lancé confinement mesure de confinement bi ñu ngi koy ba ñu renouveler ko day dem ba le 19 avril war nañu normalement ñoom daje ak comité de crise bi suba pour évaluer waat ñi ngi jàpp ne xëy na ñu prolonger ko xëy na ba le 3 mai mais lu ci mënti am dinañ ko yëgal askan wi dinañ ko yëg ba ci biir boobu daal la ñu xalaat ne à partir ci début mai bi ci lañ koy lever moo tax ne metti na wande diir bu gàtt la. maa ngi gërëm communauté sénégalaise bi ndax na ma ko waxee bi yëfi xewe ba léegi wane nañu ñetti jikko yu jara naw yu ñu naw yu rafet buy aaju gërëm te ku def lu rafet da nga laaj ñu gërëm la mu njëkk ba mooy li nga xamee ne gouvernement belge tëral na ko ne na ñëpp jaar ci yoon wi wàcc ñu yoon wi jaar nañ fa loolu maa ngi leen ci gërëm di leen ci félicité ñaareel ba tamit bi nga xamee ne yow wax nañ ko léegi am nañ commencé sonn di loof ci mbir mi xaaruñu kenn dégluñu kenn ñu bari ci ñoom dañuy jóg de manière spontanée avec patriotisme avec générosité organisé wu pour jàppale ñooñu loolu jar na ngërëm jar na sant donc occasion la ma rendre leen ci hommage gërëm leen ci sant leen ci am na nag ni mu ko waxee tamit war naa leen continuer di ñaax ndax ñaax mooy sunu rôle waa ñaax leen ñu gën a continuer ci yoon woowu respecter mesures yi te tamit gën a développer esprit patriotisme boobu ndax loolu mooy ñun sunu woy ñun Sénégal te defe naa ne mun nañ ko continuer di ko wéyal nu mu gën a rafetee te bu may ñaax tamit wax leen ne yàlla dafa dogal am ngeen fii ñun communauté bi ñëpp ngi travailler dans une très grande harmonie bi mooy gis nga ko bu lu xew ñëpp mobilisé te fin ci jëf ju rafet gàmmu yi ci màggal yi ci association culturelle et sportive organisé wu loolu gàcce ngaalaama te ci loolu defe naa ne esprit boobu nañ ko continuer ndax esprit boobu mooy tax ba lépp lu ñu mën a ñëw rek lu mu metti dañ ko mën a traverser ci nu mu gën a rafetee et c'est à l'occasion aussi pour leur dire ci bi ma leen di ñaax wax leen ne ambassade bi ñun suñu cër mooy lépp loo xamee ne jëm na ci askan wi dañ ci war a taxaw ba lépp lu aussi war a taxaw waruñu leen ko umpale ba looloo tax ba bi lii xewee
ba fii may wax ak yow ba chaque fois ñu am information bu ñu war a diffuser dañ koy yaatal yëgal leen ko nu mu gën a leeree ñu partager ko ñun ñëpp ñaan yàlla ñëpp niñ ko tënkoo ca réew ma nga xam ne suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada yi suñu président ki taxaw jiitu ci di def comme ti lay kàttanam xeebu ñu ñaan yi nañ ci ñëpp ñaan dugal suñu ñaan ndax ñun dëkk réew ngëm lañu te ci biir ñaan yooyu maa ngi profité ci occasion bi di anticiper ndax fii ak ñetti fan fii ak lañ ci li ñu war a organiser ci lay am Pâques fii di donc communier avec la communauté catholique bi nekk fii dans la juridiction di leen féliciter à l'occasion des fêtes festivités de Pâques ci contexte bu metti bu difficile di leen wax ñoom tamit ñu ñaan et je profite aussi bientôt comme jox nga ma occasion bi dans quelques jours dinañ dugg ci Ramadan bi nga xam ne weeru koor la comme ni ma koy defee dinaa def message comme événement bu am ba communier ak ñoom mais comme tribune bi occasion la tamit ma wax leen tamit ñoom ñu ñaan te di leen féliciter di leen wax yàlla nañu defal jàmm defal ñu tawféex defal ñu aafiya defal leen gënal en tout cas di ñaan ñëpp ñu nekk ci jàmm te tamit je touche du bois ba fi ma nekk nii daal yàlla ñuy suturaal ba ci juridiction bi amaguñu information ci koo xamee ne daal mbir mi daal fitnaal na ko wala daaneel na ko waaw loolu tamit lu jar la sant yàlla la te am na kenn cas rek bu ñu waxoon mais kooku c'était bu liewul ak corona ak feebar bi ku ñu hospitalisé fii ci clinique Sainte-Élisabeth moom da doon ñëw Sénégal dafa jóge woon Sénégal ñëw fi di war a ñëw faju yëfi fekk ko fi moom niñ ko hospitalisé fii ci clinique bi mais moom beneen jàngoro moo ko tënk foofu wante du jàngoro bi waaw am na tamit beneen occasion yoo xam ne ñu ngi ciy sant yàlla ci sutura parce que am na di suivre ne Sénégalais yu bari dañu dem ci àddina bi ñu demee ñu yëfi xew ñu tëj avion yi dematuñu ñëwatuñu ba ñu mujj tënku foofu ñu ne woon fii ci juridiction bi ñu ngi évaluer gum daal à peu près am na ñu fi ñëwoon mission ñaar u ñett lañu bariwuñu ba ci wàllu woowu tamit dafa naa ne ñu ngi ci am yaakaar te ñooñu cas yooyu tamit le moment venu dinañ xool ambassade bi nan la ñu organiser woo pour mën leen a jàppale nu mu waree. gannaaw kaddu yu am solo yooyu nga xamante ne son excellence monsieur Amadou Diop di ambassadeur bu Sénégal fi nga xamante ne moo di Belgique séq na ko ak ñun ñi ngi am mbégte ak contentement bu mag di ko rafetlu di rafetlu it élan de solidarité bi nga xamante ne juddu na dans la communauté sénégalaise de Belgique mu nekk loo xamante ne it du lu bees yàgg nañoo gis taxawaay bu am solo boo xamante ne association yi ak ñeneen ñu ni demee am nañ ko ci communauté sénégalaise bi son excellence rafetlu na ko bu baax a baax ci waxtaan wi ñu séq ak moom di sant di gërëm yéen ñi nga xamante ne yéen ñu doon topp ñu am mbégte nag vraiment di continuer li nga xamante ne moom moo di reportage yi di def jàngat ci jafe-jafe yi nga xamante ne Covid-19 mën na ko indi ci dundu ni askan wi ak njeexital li mu am ci wàllu économie comme ni ngeen ko gisee nii sama ginnaaw mesure de sécurité yi nga xamante ne les gestes barrières dañ ko renforcer à travers la Belgique gis ngeen tram bi ñu nekk nii lu toll ci fukki nit ak juróom waruñoo weesu toog ci biir tram bi te mënuñoo toog dendandoo muy wane ne nit ñi ngi def Pastef bu baax ci xeex li nga xamante ne moom moo di jàngoro ji ngir mu bañ a law ci àdduna bi nga bañ a lawit ci yenn dëkk yi jërë ngeen jëf di remercier bu baax Bamba mi nga xamante ne moo nekkoon ci caméraman bi ak réalisation bi di leen sant di leen gërëm di leen dig daje ci beneen daje boo xamante ne daañu càmbar tolluwaay ci Covid-19 ci dundinu askan wi jërë ngeen jëf. ñu raxas loxo yi te takk masque yi soo ko amul mën nga utiliser mouchoir ñu moytu mbedd mi ak xeetu ndaje yi mën na dawal jàngoro bi dafa gaaw de ñu moytu joxe sunu loxo yi ak ndaje yi ndax ñu saytu sunu yaram ba mu tële ñu moytu corona